Yàlla may la ndam yox ci kaw yox jokk yox coxo yox si kaw coxo yox si kaw coxo yox si kaw yox yox si kaw jël si ñoom coxo yox si kaw coxo yox si kaw coxo yox si kaw man dama miin a fekk ba paralysé taxul joxe une force yi ñoom validé amuñu suuf dañuy lox dañuy paatiné moo ne talibé dañuy dem dafa suufe dafa paatiné dundu wala taal lépp la ma noote dundu wala taal lépp la ma noote su ma lu mën a di nga brasé Amal ko yafe si xolam tu es ma douce ma bien-aimée ma linguère belle xam ngeen cikki suma cikki la ani waa cikki man ngeen seede loolu ne cikki suma cikki la
dama fi ñëw di def proximité gaa yi ne ma même bu ñu xamul woon njoon te yow nga ñëw ci ñun ñu ànd ak njoon loolu maa ko seede te ay kilifa lañu ay màggu dëkk bi lañu te ñoo ngi may dégg ci li may wax cikki fa ma leen teg mooy fa ma teg mbayaar dama ne woon waa mbayaar bu ngeen ma bundu xatalee kii waa kireen bu ngeen ma bundu xatalee ma ñibbi mbayaar waaye bu ma doxee waa mbayaar ñu bañ nag ma ñibbi cikki kon maa ngi leen di sant yéen ñëpp di sant ñi nga xam ne ñoo jógeek man kireen te fu ma yëkkati koo rek ñu jóg fu may jëm rek ñu ànd ak man yal na leen yàlla fay du lu ma leen defal du lu ma leen may xam naa dëkkandoo ba rek ak dëkkin ba moo rafet kon yal na leen yàlla fay may nuyu délégation bi nga xam ne moo fi teer bu ma nuyoo njoon mii DG ma nuyu Saliou Ciss ñi ci des ñépp nuyu waale naa leen ñoom ñëpp ay gor lañu ay nit ñu baax lañu ay nit ñu sàmm seen la kay seen kàddu lañu kon yal na leen yàlla gën a jàppale waaye defe naa ne sax yàlla jàppale na leen parce que ku féeti fekk jeetaayu tey bii bët nag dara du feetu fo sa bët kon yal na leen yàlla fay nii ngeen ànd ci gannaaw Mamadou kontaan naa ci bég naa ci da wax xol sedd na ci guy en tant que magu ànd bi te seetluwu leen dara nag ci tey nag xam ngeen meeting bi fu mu féete fu mu mujjee ci ay leçon de morale ci waxtaan wu rafet ci diggante nit ak nit kon Fatou Ndoye ñu ngi bég ci sa ñëwu tey bi waxtaan bi tey dafa xaw a kawe dafa yegg foo xam ne mosu fa yegg te mel na ni yow ak sa délégation bi nga àndal për ñoo déngi si maam jàppale si Mamadou du mel na ni moo ko fa yóbbu jigéen ni yow lay mel jigéen day fonk jëkkëram di ko jàppale gis nga góor xam ngeen fan la ñu mënantee ci ña leen di feete gannaaw maanaam seen jëkkër parce que bu nga fekkee maak Mamadou ñoo yemle jabaram déngi si maam may ko aafiya may ko jàmm di ko toppatoo sonnalu ko ci dara maak Mamadou fu ñu tase moo may raw kon loolu la Mamadou am kon yal na yàlla saxal seen diggante yal na ci yàlla teg loxoom rafetlu nañ ko kontaan nañ sa ñëw bi tey xam nga maak yow li may ànd ak Mamadou yëpp tey la ñu mos a gise tey la ñu mos a tase waaye nag gis naa lu fees suma bët gis naa ko wax loo xam ne fees na suma nopp kon kay loolu doy na nag bële yaa tax ñu yeew ko fa bu la doyulee boo ko lekkee ba yey yax ya dara du la doy doo suur te kat am na lu am foofu de ku suur nag ku dul suur neexule yekkal de ɓoy ne kapeeɗi aneɓ ɗinoɗi waaye boo wi bo no hoɗɗe ɗi nana a kapi kon yàlla na ko wirndi ɓooɗe gan ñu abal Mamadou nag gan ñu bàyyeek moom nag parce que mbir mi soreetul ay juróomi fan juróom benn fan moo ci des ngeen dégg wiiw loolu yàlla def na ko ba pare xam nga dema seetaan mbir mi sànq ba ci yàgga ma ne gaa yi kat feetu victoire ba ñoom ñoo ngi koy feet tey feetu victoire ba dafa mel ni moom ngeen commencé tey kon kay xaala gasi Abdou xaala gasi 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 kon jeex na tàkk DG coow li bëri na wax ji bëri na waaye ku amul solo kenn du la topp kaay ànd ak man yàlla dafa def li nga wax photo bii moo ko firndeel lii ay sàkket la si buntu kër Gàncandum chef de village sàkket yee nekk ni photo bii du montage temps yooyu nag jaalaguma maa ngi nekk benn jantal gaan yooyu boobu jaalaguma te jaal yi dama neewee il faut que Mamadou Ndione jël mairie bi ma doog koo poosé parce que am naa lu ma poosé ay bëñ parce que nag il faut que ñu yaatal jaal bi ba mu gën a xumba téel ma nii ji bi DG yàlla dafa def 2014 bi ngay dugg Saafeen amoon
ñoo xamante ni dox nañu ci suñu diggante di waja jaji di mbeje jaji ba nga xamante ni kenn xamul fan la kenn xamul foo jëm ànduñu tey jii ci 2022 balaa may ne 22000 bi ma jógee ni damay ànd ak yow am na 1 an wala mu ëpp ko am ñu ma ne Abdourahmane da ngaa teel a déclaré wu da ngay ànd ak Mamadou Ndione waaw damay teel a déclaré wu parce que boobu signal bi signalé na te day jàdd te bu jàddee fa mu jëm day neex gars yi nag nee nañu le 23 dinaa baalu ax waaye le 23 dinaa jël DG Mamadou Ndione teg ko ci photo yi bu gën a nooy si biir Diass Mamadou Ndione monsieur le maire jërëjëf yàlla def na yar nañ la yàlla def na defar nañ sa làmmiñ macha allah yàlla def na aussi am nga xam-xam toppee wuñu la looy jël di ko dugal suñu poos dañ la toppee ngir njëriñ bi ñu gis ci yow gis ko mu war a jëm ci gone yii toog nii tey boo xoolee jataay bi ñu nekk biir Cikki 18 ans jëm 35 ans ñoo fi gën a bëri mag ñi mën nga leen wàññi kon jeunesse su Saafeen am na lu ñu gis yàlla dimbali na ma département Mbour benn kilifa du ne lambari naa sa bureau bi sàppi fa man tooro de pire la dëkk bu ñu ne Louga tooro be moom dëkk ba ku ma xamul fii nga may joxoñe yàlla def nag jërëjëf bànj gi nga xamante ni fa la ñu juddoo yaroo fa màggee fa góor gi Babacar Ndione indi fa sama baay ma ànd nag ñi nga xamante ni ñoo moom bànj muy mama mii di sëtu ñoom Demb muy Gàncandum muy Alassane ak ñoom Jibi Sarr ñoom daaw ñooñu ay sëtu ñoom Demb lañu ma doon nag léemu ci seen biir tukulóor léemu fii ngeen koy gisee waaye nag yàlla dafa def du ma ndaare Fuuta du ma ndaare Banja te incha allahu rabbi gaa yi taxaw di ne ñoom moom Banja dinañu xam ne ñi ma lim fii tey ñoom moom Banja dinañ leen nokkos ba mu saf sàpp dimanche. waa Cikki maa ngi leen di nuyu déglu leen s'il vous plaît ñu déglu tuuti gars yi ñu déglu Pape Boye s'il vous plaît. waa Cikki maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi le directeur général COSEC Mamadou Ndione ak soxnaam première dame soxna si ñoo ngi lay nuyu di la ziar di nuyu suma baay Abdourahmane nga joxal ma kilifa yëpp nuyoo bi tey nag dañoo ñëw ci coalition ëllëg Sénégal ànd ak le DG Mamadou Ndione soutenir ci ko jàppale ko ci ànd ak moom ci liggéey bi depuis lu yàgg ñun garage Benteñe lañ dëkk foofu la ñuy voté di nuyu de passage jigéen ñi Benteñe yi ma fi gis di teg nuyoo bi ci Cissé Ndoye maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp yaa Marème maa ngi lay nuyu kooku suma yaay la moo ma dalal ba ma ñëwee Benteñe loolu 2009 la woon message bi ñuy lancé jeunesse Saafeen lañ koy lancé Mamadou Ndione président de la République dafa am ci moom confiance def ko directeur général COSEC boobu ñu bari ñu ngi ko doon bëgg président jël ko ci kóoluteeg boppam nommé ko te laajul kenn tey Saafeen am benn sens kooku noonu mën a nekk ministre mën a nekk premier ministre maa ko wax ci micro laa ko wax ndax nekk na directeur ba pare kon lenn rek lañ war a comprendre muy mission bi muy fexe ba président de la république confiance boobu mu am ci moom tundu Saafeen gi mu dëkk dëggal loolu jël mairie bu Diass teg ko sol yoxoom parce que man chargé de mission la ci présidence de la république ci cabinet président de la république
kon su ma nee président de la république am na si moom kóolute am naa fu ma ko teg président mooy suma kilifa di suma patron du ma ko sosal si ab télé am na kóolute si si DG Mamadou Ndione kon tund Saafeen nañ saisir loolu fexe ba mairie bii nii ñu jox ko Mamadou Ndione pour bu ëllëgee instance de décision yi ñuy décider mu man faa dem pour indil dëkk bi dara pour indil Diass dara message bi loolu la en fait tëgg bi neex na fecc mi neex na mais nit ki changement dafa war a am lum jar doo toog Dakar ne damay changer sama dëkk ndax am naa lu ma fi naqari ña ngay jaay suuf sa ña ngay yàq ña ngay def nangam nga toog Diass nga toog Dakar man engagé wu naa fii ba Fuuta Tamba fu waay bëgg a voter si rek may joxe paas pour nga ñëw voter si pour ñu changer li fi nekk jar na. ba DG di annoncer la couleur de la coalition Ëllëg Sénégal ci ki la ko defee le DG Mamadou Ndione lépp lu muy def may seede ne ci ki gi du ci des ginnaaw ndax xam naa ci lu bëri ndax yàlla dogal na lu ci bëri samay loxo lay jaar am na ku ko fi junj sànq école yi nekk biir ci ki yëpp bu ci nekk muy école français yi le DG Mamadou Ndione financé na ko à hauteur de 1 million GIE femmes yi nekk biir ci ki yu ci bëri le DG Mamadou Ndione financé na ko waaye financement yi DG di def bokkul ak yeneen financement yi nga xam ne bu weer di dee sa fit du dal le DG Mamadou Ndione sañ moom mooy l'homme social de la commune de Diass li mu fi def ci biir ci ki bëri waaye jarul wax ndax moom santaanewul ñu koy lim ci mbooloo waaye wër na ne li mu def ci social ci biir ci ki bëri na jumaa yi nekk biir ci ki yëpp également le DG Mamadou Ndione bu ci nekk dugal na ca benn somme de 1 million kon kooku bu ñëwee tey toog fi di laaj baat pour diriger la commune de Diass damay wax ne ñun waa Ciki waruñ ci des ginnaaw ñun waa Ciki damay wax ne bu fekkee ne bëgg nañ commune de Diass émerger voilà l'homme qu'il nous faut su fekkee ne bëgg nañ autonomisation des femmes voilà le candidat idéal su fekkee ne bëgg nañ restaurer la dignité de l'homme politique de la commune de Diass voilà l'homme qu'il nous faut su fekkee ne bëgg nañ restaurer la dignité voilà le candidat idéal su fekkee ne bëgg nañ restaurer la dignité de nos chefs de village voilà l'homme qu'il faut li tax ma wax ko wax naa bilan DG Mamadou Ndione waaye ñi fi nekk am nañ bilan dans la commune de Diass waaye tamit am nañ bilan fii ci Ciki seen bilan xam ngeen lan la fekk nañ jigéenu Ciki am seen tool ñu xaaj ko ci digg bi jaay xaaj ba ñu jóge fa jël ay malien jox leen yoon ca biir tool ba te jigéen ñi ba sànq ba fii ma taxaw di wax ak yow xamul ñu mu demee déjà dafay dëkk day xeebee njiit imagine leen lu toll ni pose première Sénégal yëpp toog soo Macky Sall toog les toog ñu bindal waxuma ngay wax de ñu bind nga tiim ko nga ministre de la pêche et de l'économie maritime ñu naan deetaway mu naan collecte territorial ñu ne waa ñu ne waa continué waat mu ne nous terminerons ma ne tey jii commune u Diass ma ne may ma rek ñu ne commune u Diass jeunesse bi lan la soxla liggéey waaye ma ne ku mënul wax
employabilité nan lay employé nit mu ne l'employabilité ma ne dama bëgg ngeen déglu ma de affaire yi dafa niroog foo waaye foowuñu dañuy wax li fi ne rek ma ne waa ji dajale waa commune de Diass ay militant ñoom xam nga dañoo am moral du ñu sonn mu waat leen fële ca buuxu ñu toogati ma ne mu def fa ay tableau ba pare mu walbatikuwaat am meeting bu mel ni sunu bos mu jëlaat kaddu ko ci ay délem rek mu ne 5 l'an 22 bi ah waaw ma ne xam ngeen lu am ba des 40% yi moom dama koy teg fee duma ci wax parce que askan bi dafa bëgg nit ñi ñu yeewu nan la nit di fekkee sa alal di ko xëccoog yow mu naan dalay defal dara nga koy gëm. COSEC bokk si au cadre COSEC yi dépendre directement si Mamadou Dione man la def responsable cellule d'audit interne bu COSEC donc nag bu defee politique ba mu jeex te ñëwuñu fi wax defe naa war nañoo xoolaat wax bi donc lii ngeen fi témoigné lu am la ba mu accès COSEC dama koy répété waat dafa ñëw ne day yóbbu COSEC fu kawe. ak déglu s'il vous plaît déglu leen soxna si. s'il vous plaît may leen ko nopp. dama bëgg ngeen déglu man wax am na solo may leen ko nopp s'il vous plaît. man dama mel ni COSEC laa fi toogal donc damay représenter tout le personnel du COSEC ndax su ma ñëwee ba fii waxuma defe naa war nañu xoolaat affaire bi donc ma bàyyi lépp man dëkkuma fii mais dama ñëw pour Mamadou Dione pour témoigner ko waaw Mamadou Dione am fu mu bëgg a àggale COSEC bi mu accès daf ni ay projet structurant lii mu leen tegal loolu la ñu tegal agsi na COSEC du ma ko teg fii dama ko bëggal des revenus pérennes nañ leen teg ay projet te projet yi commencé na ko defal nañu 13 defal ñu EVP parce que bi Covid bi ñëwee dafa ni gise bi yombatul te chargeurs yi war nañ di liggéey te duñ taxaw ci terrain bi donc mu mettre en place benn plateforme boo xam da ngay taxaw di jaay donc loolu lu rëy la ci chargeurs yi tegal ñu bourse de fret teg lu bari donc nag man loolu dama koy témoigner ma xam ni kii bu ngeen ko tegee dina am fu mu àggali seen dëkk ndax fee muy liggéeyee la ko njëkke muy COSEC loolu nag laa ni woon dinaa tenir def ko ànd ak madame Dione mi agsi fi pour taxawal COSEC taxawal ñëpp